waaw gars yi jéggal leen ma c'était tout simplement benn message ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax a baax di ñaan nag képp ku dugg mu partagé ko pour wax bi mën a yaatu ndax defe naa gis ngeen sujet bi Adji Sarr n'est-ce pas voilà donc yàlla def na aussi màggal nañ ak jàmm ak salaam dinañu laal ci quelques sujets mais dañ fay brosse après ñu ñëw ci waxtaanu Adji Sarr parce que waxtu Ousmane Sonko jot passeport am dafa jot banditisme d'état bi nga xam ne moom la ñuy doxal pour jàpp doomu jàmbur jooju bëgg koo tëj démocratie doxewul noonu démocratie du jaay doole démocratie jaay galanterie la démocratie c'est un jeu de galanterie maanaam da ngay galant pour mën a nekk démocrate nit ku ëppal mënta nekk démocrate saay-saay mënta nekk démocrate woyu mënta nekk démocrate un démocrate c'est quelqu'un qui est galant galanterie moo mën a nekk démocrate voilà donc buqat bulli li ñuy wax ci américain jaay doole loolu du démocratie donc ma ñëw tàmbali ko ci ziyaare leen bu baax a baax a baax a baax a baax ci màggal bii ñu génn te aussi di ñaanal ñëpp jàmm ñi nga xam ne daje nañoo jafe-jafe ci yoon bi bu dee ku ci ñàkk bàkkanam yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana bu dee ñu ci gaañu aussi yàlla na leen yàlla saafara ñu gaaw a jóg ci lalu métit waaye aussi ñuy ñaanal suñu kilifa diine yi ak suñu kilifa aada yi yàlla nañ fi yàgg te wér te ngeen xam ne ñun amuñu lu dul yéen dañ leen bëgg ci suñu biir xol yi teral leen jox leen cër moo waral sax waxtaan bi tàmbalee ci loolu te defe naa aussi barki démb gis ngeen benn incident fële ci ndaje ndaw sëñ Tuubaa yi ndeysaan ñu gàttan lu bu am solo ñu amal fa ak ñoom vraiment ay waxtaan aussi yu am solo mu am sax benn situation boo leen fa gis mu développé wu waaye mënuñu ci woon wax ndax ñun affaire màggalu sëñ Tuubaa képp moo ñu tax a jóg mbiru sëñ Tuubaa képp moo ñu tax a solloo suñuy dàll dem donc mënuñ ci woon teg dara donc ku fa ñëw ak sa naqar wala sa yaradeku loolu problème personnel la te yaakaar naa ne keroog bi ñu jógee dem fële fa nga xam ne foofu la ñu dem pour indi fa ay suñu naqar pour wax ko ci Sénégal képp ku amoon loo ma wax gis nga ni ma solo woon mënoon ngaa dem foofu fekk ma waaye keroog ba ma sellalee dem ci bésu sëñ Tuubaa bi la fa waay mën a yëkkateeg la fa waay mën a dibi dooma ci fekk parce que man sëñ Tuubaa képp moo ma taxoon jóg donc amul benn wax boo xam ne dinaa ko yëkkati te tegginewul te ma jëmale ko ci benn doomu aadama ci bis bu tedd boobu donc vraiment may gërëm ñëpp di sant ñëpp te ngeen comprendre ma aussi ñun Sénégal moo ñu intéressé vraiment képp ku am nag loo xam ne naqari na la nga bëgg koo wax léegi jour bu ne am nga ko pour moom mais doo profito ci ay situation yoo xam ne vraiment ay doomu aadama dañ fa daje pour wax ci sëñ Touba jëf ci sëñ Touba liggéey ci sëñ Touba nit ñi di yëkkati seen i ay problème mu personnel di ko fa sànni donc loolu naqar boobu ñoom rek ak seen bopp ñoo koy dese man de Tunkara maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax di leen ñaanalit yàlla ñu fekkee ko ay at yu bari ñu ñaan yu aussi yàlla man sénégalais la et je me considère comme quelqu'un qui aime mon pays xaw ma nag ndax di ngeen ma jox titre patriote ou pas je ne le sais pas yàlla moo xam mais xam naa ne damaa bëgg sama réew Sénégal moo dee ci sama dënn bii lépp lu sénégalais xewle incha allahu rabbi ma mën a yëkkati sama tànk yi dem fa danaa fa dem te loolu képp moo may tax a jóg ku am problème mu personnel bul dem ci ndaje sénégalais yi fi ñu xewle di ko fa def yow xam nga foo may gisee Tunkara fépp xam nañu fuñ ko mën a gisee donc lépp lu doomu aadama am pour wax ko xam nga foo ko mën a waxee xam nga foo ko mën a defee donc vraiment ñuy sant rek di gërëm ñëpp vraiment di ñaan aussi yàlla mu continuer ñoo dooleel ci combat yi nga xam ne moom la ñu nekk muy combat Sénégal yàlla may nañ ci tam donc vraiment ñuy ñaan rek ñëpp seen patience ak seen njéggal incha allah ñu daal di tàmbali waxtaan wi encore une fois ma ñëwaat ci beneen cas muy suñu cas kii di suñu frère kilifa Y'en a marre ak Simon
ñu leen di ñaanal yàlla jële leen ci jafe-jafe yi nga xam ne loolu lañ leen fa dugalee parce que xam nañu ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqal defe naa ba tey ci suba bu ma juumul ci ñun ñëpp jot ngeen xibaar bu bees bi nga xam ne moom moo xew député yooyu defar nañu ay certificat de mariage ba def ko ci li nga xam ne moom mooy ay góor defe naa bu mu yàgg sax voilà donc 31 faux mariage la député yooyu def ñi nga xam ne dañ leen tuumaal ci affaire passeport diplomatique li tax ñoom ñu yëkkati waxu kilifa Y'en a marre piégé ko yëkkati waxu Simon Y'en a marre piégé leen c'est parce que dafa am ñaari député yoo xam ne 31 faux fanweeri sëy ak benn la ñu takk fanweeri sëy nag laa wax de ak benn 31 faux mariage la ñu def ci 31 faux mariage yooyu ñu def am na ci benn boo xam ne vraiment es wage maanaam la ñu jox es wage moom mooy turu borom ki nga xam ne góor la ñoom dem nañu ba defal góor googu mariage donc vraiment ñuy ñaawlu li nga xam ne mooy affaire faux passeport yooyu te encore aussi gën a garaawati te defe naa yéen ñëpp bàyyi ngeen ci xel tey France mi ngi commencé réagir defe naa yéen ñu bari gis ngeen tey titre yi tey ku mel ni Marine Le Pen qui exige le lever de la dispense des visas octroyés au Sénégal titulaire des passeports diplomatiques ku mel ni Marine Le Pen loolu la ñaan ñu def ko ci France ak aussi mu doon la République du Sénégal sous Macky Sall ñu ne tout y est faux maanaam lépp dafa doon lu faux y compris la démocratie bi Macky Sall di doxal sax waa France nee na dafa faux y compris l'émergence bi nga xam ne moom mooy woote ci Sénégal France nee nañu dafa faux ñu ne la seule chose qui n'est pas falsifiée c'est la pauvreté lenn rek la ñu mënul falsifier ci Sénégal mooy pauvreté bi c'est la mort des jeunes dans les pirogues loolu kenn mënu koo falsifier ndax mi ngi fii ñu koy dégg àdduna bi yépp di ko gis donc ñoom bu ñu yaakaaree ne ñu ngi nax sénégalais yi ñi nga xam ne dañ ko séq ak ñoom xam nañu leen alerte trafic des passeports diplomatiques l'extrême droite française met la pression sur la Quai d'Orsay et exige la fin de la dispense des visas maanaam extrême droite français bi moom dafa laaj ñu arrêté lépp loo xam ne dafa doon joxe ay visa ci ay passeport diplomatique sénégalaise ndax defe naa bu ñu juumul fan yi ñun ñëpp ñoo ko fi déggandoo et je pense que vidéo bi ñun ñëpp am nañ ko ma ñëw indiwaat ko rek comme ça ñun ñëpp ñu déglu ko vidéo boobu liñ ci wax ak li ci soxna soosu wax mu doon ay mbir yu garaaw a garaaw ma indil leen ko léegi rek incha allahu rabbi mi ngi fii boo leen ma jéggalee rek incha allah ma indil leen ko léegi mu ñëw ngeen déglu soxna soosu nga xam ne nee na leeral na ko ci ay leeral ne dañ koo jox passeport diplomatique pour corrompre ko ngeen déglu mi ngi fii attendez ma ñëw mi ngi fii incha allah ñu indil leen ko léegi rek bu soobee yàlla ñëpp dégg ko mu doon loo xam ne dafa kéemaane lool ci ab réew moo xam ne ñun de nee nañu réew ma démocratie la parce que tey Sénégal li fa xew dafa commencé jéggi suñu xam-xam ñun mais je pense que continuer di ko dénoncer rek continuer yeete continuer yëgal doomu aadama yi li nga xam ne moom mooy ñaawteef bi nga xam ne ñu ngi koy doxal ci suñu dëkk léegi déglu leen bii benn la ci dinaa leen déglu. Les journalistes, ça c'est quoi ça? Je le dis et je ne vais pas. Les passeports diplomates là. Keroog lañ ma ko may. Ci 3 jours. Je suis allé un dimanche. Le lundi je suis allé au ministère des Affaires étrangères. On m'a pris les empreintes et tout ça a été envoyé au niveau de la présidence. Lundi, mardi, mercredi, le passeport est sorti. Un passeport diplomate. Kono wona. Ñoo xam lu tax ñu jox ma passeport waaye man dew ma fenn man Abdoulaye Wade Karim Wade ñoo ma ñor. Ki ma woo sax xaw ma ko c'est un militaire. Jéemu maa laajte sax ndax buur bu la oyee bu la mayulee dina la wax te lii am na lu mu firi. Ça c'est un passeport diplomate. Donc wax naa leen wax naa foofu rek comme dañuy
c'est extraordinaire je pense que lii am na lu bari loo xam ne firndeel na ko tey ci Sénégal damay ñëwaat tagal leen ko mi holla on ɗo ɗe balɗe mi nelano ɗum ko hoɗum won ɗum les journalistes ça c'est quoi ça non je le dis et je ne vais pas li passeport diplomate la keroog lañ ma ko may ci 3 jours je suis allée un dimanche le lundi je suis allée au ministère des affaires étrangères on m'a pris les empreintes et tout ça a été envoyé au niveau de la présidence lundi mardi mercredi le passeport est sorti. je pense que lii am na lu mu leeral ci waxtaan bi te waxoon nañ leen lii pour ñu bari ci yéen ngeen comprendre ko passeport présidence de la république lañ koy signé maanaam Macky Sall képp moo mën a signé passeport diplomatique amul beneen doomu aadama bu am maqaama buy signé passeport diplomatique ci république du Sénégal budul monsieur le président de la république du Sénégal am na nag suñu frère journaliste bi Pape Alé Niang loo xam ne waxoon na ko te doomu aadama yu bari déggoon ko mu ne leen passeport diplomatique cartable golo la fu ne la am léegi ci Sénégal te li leer ba leer ñu wax leen ko tey mbiru passeport diplomatique duñ ko mës a yëkkati ci Sénégal di ko criminaliser comme 94 milliards yi la rek ñi ci takk ñoo bari président de la république mi ngi ci biir soxnaam Marème Faye Sall mi ngi ci biir ba man mii di wax ak yéen ci ñu dik ay passeport diplomatique laa bokk te bëgguñ ci dara te bu ci yàlla àndee nag ñuy waajal maa ngi waajal nag du ma wax li may def maa ngi waajal xam ngeen li may wax bu fekkee am ngeen xel ñi am xel xam nañu li may wax ñu ngay waajal incha allah ñu ngi waajal mais passeport diplomatique moom daanaka ci biir Sénégal cartable golo la même les fous ont les passeports diplomatiques même leurs maîtresses ont leur passeport diplomatique y a tous les Sénégalais tey boo demee ci Sénégal seen géwél yi passeport diplomatique la ñu possédé seen coro yi passeport diplomatique la ñu possédé seen lépp maanaam golo yi sax tey ci Sénégal yi bokk ci parti Macky Sall passeport diplomatique la ñu possédé passeport diplomatique dem na ba jaratul dara au Sénégal te li nit ñi xamul nekk diplomatique honneur la woon ci àdduna bi parce que alkaati simple sax mënulaa teg loxo alkaati simple sax mënul jàpp un diplomate donc yor passeport diplomatique maqaama bi gën a rëy ci àdduna moom la léegi balaa ñuy pare ci mbiru passeport diplomatique yi ma dem ma jox leen li nga xam ne moom mooy bilan wu président Macky Sall ba mu ñëwee fii ci Amérique président Macky Sall ñëw na fii ci Amérique defe naa kenn umpalewu ci defe naa biñ ci gën a ràññee sax photo bi mooy bi mu demee di jëndi ay pomme ci marché supermarché américaine boo xam ne dafa dëkk ci koñ boo xam ne mi ngi tudd New Rochelle New Rochelle boo mënee compter sénégalais yi fa nekk peut-être juróom la wala juróom-benn New Rochelle du fu ñu dëkk ñun Sénégal nag ak Amérique dafa xaw a wuute Amérique yaatu na yaatuwaay boo xam ne président de la république mën na fee ñëw ba dem am na ay sénégalais yoo xam ne du ñu xam ci ban côté dëkk bi la nekk ndax yaatuwaayu dëkk bi moo waral lool. donc le président Macky Sall ba mu ñëwee fii ci Amérique bilan bi laa leen di defal indaale nag quelques mbër dinaa ko leeral nag benn mbër man teguma loxo man am na nag suñu ay mbokku sénégalais yoo xam ne am nañu jafe-jafe ak ñoom xeex ak ñoom dóorante ñoom am na suñu jeune patriote Pastef boo xam ne dañ koo tuur ndox jël ay pancartam dinaa leen ko tegal léegi nii comme ça ngeen gis lépp daal bëgg nañ koo wone ci njëkk ak teraanga voilà mi ngi nii ngeen xool le jeune Pastef
non bu def loolu du la dama tayoon nga pancarte am kala ñu dama tayoon do am dara ana pancarte yi nga fi jël na dem ça va dama leen ko fi mënoo am dara amul problème filmé ma mais ci États-Unis la États-Unis la man provocation am naa droit non that's not provocation I just came from where is your proof of right da nga ñëw ba si ñun lii provocation la mënoo fi ñëw ba si ñu côté this house belongs to Senegal I know it's belongs to Senegal hey amul pancarte yaa ngi fekk fii Macky Sall moo fi nekk you know what I'm saying my money all right we don't give a shit Macky Sall moo fi nekk dama sa yoon fini c'est un pays de la démocratie. Mais da nga provoqué démocratie da nga provoqué. waaye yow. voilà kooku benn jeune sénégalais la boo xam ne gis ngeen ñu attaqué ko ba léegi rek ma indilaat leen beneen jeune sénégalais boo xam ne kii moom tamit ngeen gis c'est une personne différente beneen nit la bu ñu attaqué ma indi ko moom it. dégg ngeen woo. cannot be here. You cannot. Do not touch me. Cannot be here. Do not touch me. This side is trouble. This side is trouble. This side is trouble here, man. You cannot Hey, relax. Relax. Don't touch me. Back up. Back up. Do not touch me. Bye-bye. Voilà, je pense que boobu violence aussi gis ngeen ko ba léegi rek jëmale ko ci li nga xam ne moom mooy opposition bi am na beneen vidéo boo xam ne c'est un peu personnel duma ko wone parce que ñu ngi ci yoon donc bëgguma koo génnee parce que vidéo boobu ñoom amuñu ko kenn amu ko donc vidéo bi dañ koo bëgg a yóbbu ci yoon donc boobu c'est un peu personnel te dafa am ay autorités yu ci nekk donc duma ko génne benn affaire aussi am na ci ñu koy ñaawlu lool te loolu moo ma gën a loolu moo ma gën a taalloo live bi tey may jéggalu sama rakk yu baax yi maa ngi leen di jéggalu bu baax a baax mais comme man porteur de voix la il faut ma génnee kàddu yi ma wax ko pour sénégalais yi dégg ko dañu jël suñu ay rakk yoo xam ne dañoo nekk fële ci tali bi ñuy tuddee 116 fii ci Amérique 116e 116 dañu fa dem fekk ay gone yoo xam ne daaw jéeg dinaa leen wax li indi seen xaritu ak autorité sénégalais yi daaw jéeg dañu am benn accident maanaam ñuy fetalante ak ay boy américain ba ñu jam ci benn boy sénégalais ci tànk suñu autorité sénégalais yi dajale leen waxtaan ak ñoom ne leen violence baaxul ñu waxtaan ak ñoom vraiment am waxtaan bu yaatu boo xam ne waxtaan nañoo ko ak ñoom pour lan pour tout simplement ñu tegaat leen ci yoon autorité sénégalais yi mais xam nga ren lan la ñu def dañu dem embaucher ces mêmes jeunes qui sont dans des difficultés qui n'ont pas de travail ñu bari ci ñoom waxuma ñëpp nag xasuma leen sama rakk yi ngeen jéggal ma musuñu leen dimbali ci dara musuñu leen woo wutal leen liggéey musuñu leen woo wutal leen logement seen waajur yaa ngi jooy ndax xale yi jafe-jafe yi ñu jonkonteel lan la suñu autorités yi def dañ leen fay xaalis ne ñu dem xeex ak yeneen sénégalais yi muy ñun dañu fay gone yooyu gone yi nga xam ne kenn ci ñoom fetal nañ ko il y a 2 ans de cela ak jafe-jafe yi gone yi di jànkonteel yépp ñu dajale gone yi
ñu ne leen ñu dem xeex ak seeni ay moromu sénégalais fay leen xaalis parce que xam nañ ne gone yi dañu am ay difficulté ci biir gone yi am na ci ñu ci intelligent trop am na aussi ci biir gone yi ñoo xam ne dañoo am ay jafe-jafe ils ont des difficultés donc gone yooyu ñu jël leen jox leen xaalis ne leen ñu dem pour xeex ak ñi nga xam ne ñun ñooy doomu sénégalais yi et je pense que loolu dañ ko war a dénoncer à la haute autorité man fas naa yéene sax incha allahu rabbi bu fan yi passé ma dem fi nga xam ne foofu la mbaxane doone benn ñu ngi ci ay plainte mais dinaa dem aussi ci suñu consulat ma waxtaan ak ñoom ci mbir moomu parce que loolu warul répété waat boppam parce que ñii suñu ay doom lañu ak suñu ay rakk ak suñu ay mag donc vraiment bëgguñu ci dara loo xam ne day indi ñaawteef bëgguñu suñu rakk yooyu ñu leen di jàngal violence ils sont déjà ces jeunes là parmi eux il y a déjà ceux qui sont très violents donc ñooñu dañ leen war a réhabiliter won leen yoon bu baax bi waxtaan ak ñoom teg leen ci yoon au lieu de ñu leen di sànq di leen di jubal ci yoon bu baaxul parce que suba jeunes yooyu lan nga leen di wax lan nga leen di ñëw wax suba jeunes yooyu tu les diras quoi xam nga ñoom tey violence bu amoon ci koñ bi kenn mënatu cee wax dinaa leen woon exemple bi yàlla bëggul lu ñaaw démb ci guddi violence ci même koñ bi les mêmes jeunes ci place bi ñuy taxaw xaw ma kan la ci nag mais fetalaat nañu benn jeune sénégalais démb ci guddi yàlla li muy def dama dem rek di doxantu foofu ci 116 ma tombe ci li yàlla di def ma won leen vidéo bi ngeen seetaan police moo tëj ni buntu yëpp parce que dafa am jeune sénégalais jeune buñ fa fetal fii 116 la de 116 fii mooy 116 waaw 116 la de fii xale yi nga xam ne ñoom la Macky Sall la fayoon pour ñu dóor fii la ñuy taxaw gone yi waaw voilà lépp dañ koy jël de waaw fii nag ay fetalante fi am voilà xool leen sunu tali bi voilà donc lii démb foofu ci 116 bi ñu demee dama gis foofu fetalante comme niñ koy waxee toujours nag loo xam ne amuloo ci 100% firnde doo ci bëgg a communiquer parce que da ngay bañ ëllëg ak si biir nga def vaar mais la même place même endroit bi nga xam ne suñu gone yi foofu la ñuy taxaw même gone yooyu nga xam ne ñoom la Macky Sall la fay pour ñu dem dóor ñu fetalante bi ci même endroit boobu la am et je pense que dinañu am difficulté suñu autorités yi pour ñëw ne même xale yooyu bàyyi leen violence parce que ñoom ñoo leen ko digal ñoom ñoo leen jël ne leen dem leen dóor seeni ay moromu sénégalais dem leen saaga leen dem leen xas leen dem leen def ñaawteef je pense que lu mel nii bu amee les autorités ils auront des difficultés pour faire face à ces jeunes pour leur dire que voilà waru leen am li nga xam ne moom mooy violence parce que ci même koñ bi ci même endroit bi ces mêmes jeunes sénégalais fu ñuy taxaw foofu la fetalante bi am et je pense que loolu war nañ koo dénoncer parce que man xale yooyu jarbaat lañu ci man rakk lañu ci man doom sax lañu ci man ñenn ñi te ndeysaan keroog bi ñu demee ci ndaje bi yëkkati nañu ay kaddu yu doy waar jëmale ko même à ma personne sama nit sama jëmm ju ndaw ji mais man jàppaluma leen dara jàppaluma leen en c'est mes frères mes neveux et mes fils jàppaluma leen benn en sama mbëggeel dafa yokk ci ñoom peut-être aussi yee nañ ma ne ma jooy nañ ma jooytu nañ ma ndimbal donc war nañ leen dem taxaw jeunes yooyu war nañ leen dem taxaw parce qu'ils font partie de notre communauté
dafa important pour ñu taxawu jeunes sénégalais yooyu taxawu seeni ay waayjur parce que seeni ay waayjur jooytu nañ ñu ba sonn nañu dañu soxla pour ñu wax ci seen doom yi dañu soxla pour ñu jàppale seen doom yi te je pense que l'heure est grave c'est maintenant ou jamais te dinaa wax ak comme ni ma leen ko waxee consulat bi plus particulièrement le consul général pour ñu waxtaan ci pour ñu xool naka la ñuy dimbalee ndaw yooyu te ñu bàyyi di leen utiliser ci ay njuuj njaaj parce que jeunes yooyu waruñu leen di won violence c'est des personnes qui ont déjà des difficultés avec la violence donc waruñu leen won yoonu violence liñ leen war a yoon mooy yoon bu baax bi pour ñu teg leen ci yoon ndeysaan ñu def lépp lu ñu man pour ñoom ba nga xam ne violence boobu dina génn ci ñoom voilà donc incha allahu rabbi dinañ ci wax ak ñoom dinañ ci wax ak autorités yi léegi kaddu bi nga xam ne moom moo ñu yëkkati tey muy li nga xam ne moom moo ñu gën a intéressé ci waxtaan bi yëpp muy affaire u soxna soosu nga xam ne dafa nekk Adji Sarr li tax nag ma bëgg cee wax tey pour ma bëgg koo leeral mooy fan yëpp gis ngeen li ndaw yi jooytu Macky Sall mi ngi tukki dem fu ne ci àdduna bi ak avion présidentiel ak xaalisu Sénégal ak l'impôt wu Sénégal président Ousmane Sonko mi ñëpp sopp bëgg sax di ko jëndal billet ak seen xaalisu bopp pour mu man tukki nemmeeku doomu sénégalais yi Macky Sall jël na passeport am jàpp ci ay banditisme nag man dinaa leen wax dara tey Ousmane Sonko bañ koy wut ci kër Ndey Khady dañ ko bëggoon jàpp en flagrant délit ci yéen ñi xamul luy flagrant délit mooy Ousmane Sonko bu tegoon Adji Sarr baaraam sax ak wee sax di ko wokk dañ koy am ci caméra parce que lenn am nañu ñoom film Ousmane Sonko yi am nañu lépp filmé nañu jël nañu ay film mais film yi arrangé wu leen parce que ñoom yëkkati nañu ay caméra def fa yëkkati ay doomu aadama def sur place yëkkati doomu aadama yi ñu bëggul génnee leen ci salon bi loolu yëpp dinaa ci jaar léegi par étape wax leen lépp ni mu amee parce que man xam naa Ndey Khady personnellement xam jëkkëram personnellement ñuy ay nit yu ay yaaraam ay nit yu exemplaire dans une société ñuy ay nit yu baax xam naa lépp loo xam ne passé na ci salon boobu Ndey Khady ñoom seen complot bii ñu complot doomu aadama ñàkk na ci bakkanam waxuma la sax 14 sénégalais yi ñu rey Ndey Khady ay seex la waroon am benn doom bi ni ñu def ba mu perte ba mu dee sax xam naa ko ci biiru yaayam te Ndey Khady bu gaawuloon dem hôpital amaana moom bakkanam du ci xej da ciy xej te ba muy yegg hôpital ba muy yegg hôpital ci biir ambulance ba sax Adji Sarr woo na ko appel vidéo ci biir ambulance bi ndax tiitaange bi Adji Sarr tiitoon ndax masiba naaru laay bi mu def ci meewu bridelu Ndey Khady bi nekkoon ci biir frigo bi donc ñu bari am na loo xam ne xamuñu ko jëmale ko ci affaire Ndey Khady boobu waaye dinaa leen indil ay kaddu Cheikh Bara parce que Cheikh Bara am na yu bari yum ci wax ba ci Amadou Sall doomu président de la République dem na ci salon massage boobu maye fa ay 300 000 francs pour boire 300 000 déglu leen ma de doomu Macky Sall Amadou Sall doomu président de la République dem na ci salon Ndey Khady di fa joxe ay 300 000 francs di ko jox ay doomu aadama doomu Macky Sall waxuma leen sax beneen nit yóbbantewul salon boobu même moom daf fay dem waxuma la beneen nit même moom day dem ci salon boobu donc ce qui est grave dans ce cas de Ndey Khady loolu yëpp bëgg naa koo indi tegal leen ko sur la table avant tout dama leen di indil kii nga xam ne moom mooy vidéo Cheikh Bara Cheikh Bara dafa def benn vidéo bu am solo boo xam ne doomu aadama yi àdduna bi yëpp fi mu ne nii dégg nañ kenn umpaleetu ci léegi ma indil leen vidéo boobu ngeen dégg ko ci màggalu Tuubaa bi la nag donc comme màggal ba dafa am buzz tax na ba vidéo bi amul buzz te ñun ñu bari dégguñu ko
moo tax ma leen di indilaat vidéo bi pour ngeen dégg ko ngeen xam li nga xam ne moom la yëkkati wax ko ci vidéo boobu ba pare ñu topp tànku vidéo bi li nga xam ne wax na ko ci yëpp ñu indi ci ay leeral parce que c'est important pour doomu aadama yi xam la vérité c'est important la vérité rien que la vérité dëgg bi rek te yàlla tax dëgg bi te yàlla rek tax nag dëgg bi moom laa bëgg a indi incha allahu rabbi ñu indi dëgg bi pour ñëpp dégg ko ngeen dégg dëgg bi voilà déglu leen. feebar def am doom yu prématuré ca hôpital ba. loolu lu yàlla dogal nii rek de. ñoom ñoo indi Adji Sarr fexe ba day xadi génn salon bi. parce que bu fa Sonko ñëwoon fekk fa responsable salon bi. dafa am du am. dafa am. ñoo dugal Adji Sarr ba noppi jëlee fa Ndeye Khady bi fa Ndeye Khady jógee demal nga laaj Ndeye Khady ñaata massage la fa bàyyi. mais comme Sonko moom warul Adji Sarr warul Kumba warul Binet warul keneen moom day maase wu bu ñëwee mën naa am. masseur yi. ki ñu bëgg mu maase ko pour mu comploter moom du ko maase. ñu fay leen ku ne 300000. hay pour débourser leen. loolu révélation la dëgg laa la wax. Ndeye Khady Ndiaye du ko weddi ñëpp kenn du ko weddi dañoo doon fay boy yi man ki leen doon fay xam naa ko. ah Cheikh bi wax ni Ndeye Khady Ndiaye laaj ko bi ngay feebar di dem ci hôpital ba. waaw ñaata massage nga fi bàyyi ak bi Sonko ñëw ñaata la fa fekk. dañoo ne ñëpp bàyyi leen. dañu leen a fay pour ñu abandonné. débouché ne leen kaay. débouché leen 300000 léegi nii fii police da fi bëgg a ñëw. bu fi ñëwaat. bu fi ñëwee da def fekk da leen di jàpp dama lay dimbali jëlal lii nga dem seen dëkk. nga jël yoon xam nga ne kuy wër journée 10 000 ak 5. waaw waaw ñu xabar wàcc massage kat yëpp. bàyyi li révélation la ci beneen partie ci complot bi. bàyyi fa benn masque pour bu Sonko ñëwee mënta moy. mënta moy. boole koog bis bu nekk di ñooti ndax ñëwagut mi ngi ñëw. ndax ñëwagut ñoom ñuy gaare seeni oto di xaar ba xam dana ñëw ak du ñëw. xoolal lañ fa daj ci ay jours. man gis nga daara yi Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos bi ngay gis. maa ngi ñoom a dëkk ñi ngi nii seen kër gi nii seen jàng yi moom laa doon laaj ñu ndax da lu dérange. seen chef ba nekk kër Dakar. moo si wet bu te ñoo takkaloo. ñoo takkaloo. man ñenn ci ñoom am na luñ xam ci lu bari ci mbir moom dañ faa toog a toog ba maxe ba ne waaju du ñëw bis nga bis bañ ñëw ca la Sonko ñëw ñeneen ña doon toog di xaar da leen a rëcc dàq massage kat yëpp ba ne léegi moom guddi gu jot comme Sonko moom heure yi guddi gu jot nañ fi monté di ko nekk jour bi ñu monté wut bis bi ñu ñëwut jour boobu la ñëw ci la Sonko massé mbirum yàlla billaahi wallaahi dañ faa taxaw ba maxe taxaw. gaare 4x4 monte fee dof monte fee kee. dégg nga. laaj ko Ndeye Khady ñi nekk fa ay weer. mujj ñuy jël Adji Sarr ci boppam di ko yóbbu ci cabinet avocat ñu koy conseiller. en attendant bu ñëwee. naka la ko mën a aborder ba am ci moom rek dara. préparé ko moom am na ki ku doon wax naan dama ko woowoon sama bureau pour. waaw amoon na. buñ koy violé buñ koy violé. lan moo ko wax ne ko fii 15 jours dañ koy violé ba mu koy conseillé lan la koy conseillé. dañ ko doon préparé. voilà donc je pense que am na loo xam ne Cheikh Bara wax na ko fi te doomu sénégalais yi war ngeen cee bàyyi xel bu baax a baax ma ñaan leen rek ngeen demaat dégluwaat vidéo bi en maintes reprises pour ñu mën a établir kaaw Ousmane Sonko ci salon Ndeye Khady il a fallu ñu débarrasser wu de Ndeye Khady te pour débarrasser wu de Ndeye Khady il a fallu ñu xool naka lañ ko mën a defee ci jigéen bu biir ci ay kaddu source sûre yu ñu am Ndeye Khady yónni na Adji Sarr supp pour mu jëndali ko supp Adji Sarr indi supp xamuñu lu mu def ci supp nag damay wax rek Ndeye Khady aussi jëkkëram jëndaloon na ko butéelu bridel meewu bridel mu dugal ko ci biir frigoom Ndeye Khady kañ la takkalikook jàmm mooy ba mu naanee ci meewu bridel bi teg ci biir frigo bi delluwaat dem naanaat ci meewu bridel boobu keroog la takkalikook jàmm biñ ko takkaleeg jàmm naka la Ndeye Khady def Ndeye Khady dafa naan meewu bridel bi rek biir bi attaqué ko mu avorté si saa si benn doom bi parce que ay seex la ëmb pour muy leer pour ñu bari ñu déggul explication bi Ndeye Khady ñaari doom la ëmboon muy ay seex mais benn bi daf ko ñàkk si saa si
daf ko perte sur le champ naka la ko perte en tout cas diggante meew bridel bi ak li nga xam ne mooy soupe bi nga xam ne moom la Adji Sarr indi pour jox ko entre ñaar yooyu moom daal naan na affaire bi attaqué na biiram te bu gaawuloon yegg hôpital amaana mën na cee ñàkk bakkanam ndax ba muy dugg ci ambulance bi di dem ci yoonu hôpital bi Adji Sarr daf ko woo appel vidéo pour xool circonstances yi mu nekkee pour xool ndax vraiment fi mu toll nii mën na ñëw attaqué après Sonko ñëw imaginez borom salon mi ngi ci diggante dund ak dee dans les normes ci ay situation ay circonstances yu normal amaana sax da ngay tëj salon bi nga ne non en ce moment on n'a pas de service maanaam mënuñoo joxe benn mënuñoo rendre benn service parce que borom salon bi léegi la avorté mi ngi ci diggante dund ak dee avorté benn doom donc ce qui veut dire que ñoom ci seen complot bi jël nañ ci bakkanu doomu aadama dañu bëgg Adji Sarr fàttali ko loolu Adji Sarr jël na bakkanu doomu aadama parce que am na lu ñu def diggante meewu bridel bi ak li nga xam ne moom mooy supp bi gis nga Sonko son plan n'était pas ñu jàpp rek wala indi jàppal Sonko indil déedéet le plan était de l'avoir en flagrant délit maanaam fekk ko loxo ci poche comme niñ ko defee ci Bougazelli bu ñu fekkoon Ousmane Sonko tey ci wetu Adji Sarr soit mu teg ko tànk wala mu nekk ci moment bu inapproprié mu simmi ay yére wala tëdd ci kaw lal Adji Sarr am nu mu def wala mu am nu mu def bu ñu amoon loolu ñoom dañuy daal di gàddu Sonko filmer ko adduna bi yëpp di gis jàpp nañu Sonko flagrant délit muy siif doomu jàmbur ñu ngi koy yóbbu prison benn sénégalais du yëngatu y compris Ousmane Tounkara ndax wax dëgg yàlla buñ ma wonee vidéo buy wone ne Ousmane Sonko de nii lañ ko fekkee ñu ngi nii di ko yóbbu comme ni ñu fekkee Bougazelli loolu wax ci sax day jafe wax bi day jafe mais problème bi leen dal li ñu fas yéene woon def Ousmane Sonko dafa raté parce que ñoom imaginez koo bëgg mu tëdd ci kaw lal mu ñëw toog koo bëgg mu ñëw benn nit rek nekk fa ak moom di def ay banditisme am ay nit fekke donc ils ont eu un problème parce que déjà Ousmane Sonko déjà benn yàlla aar na ko mais aussi du defu katu lu bon donc day fo ñoom li bon li ñu bëggoon ñu fekk ko ci moom mënuñu ko cee fekk ndax ñàkk la ñu am ci moom xamuñu ndax Adji Sarr dafa jël morceau boo tàngalee morceau sax fomp ko ci yaramu nit man nga cee am DNA ADN xamuñu daal lan moo xew mais on sait que amuñu dara loo xam ne ñoom dina leen satisfaire ci firnde pour ñu mën a jàpp doomu jàmbur boobu en flagrant délit donc plan A yàqu na maintenant si plan A ne passe pas il faut toujours plan B ñu fabriquer voilà donc maintenant on passe à la fabrication parce que nous on a un gouvernement qui peut tout fabriquer ñun gouvernement bi ñu yor lépp mën na koo fabriquer lépp luy xeetu ñaawteef gouvernement Macky Sall mën na koo fabriquer donc on est passé au plan B mooy lan nañu sos parce que ñun am nañu ay soskat léegi bu ñu sosee ñu génnee ay mbir forcé Sonko ne ko jëlal testu ADN bu jëlee testu ADN ci serviette bi nga xam ne Adji Sarr am na ci ñàkkam wala am na foo xam ne fomp na ko fa léegi incha allah bu ñu jotee yooyu buñ ko dajalee rek dinañu am preuve bi nga xam ne moom moo ñuy doy pour ñu mën a dugal Sonko ci benn nguuta plan boobu tamit am problème plan B parce que plan B li tax mu am problème bi ñu defaree seen plainte bi avocat assermenté bindal leen plainte defar ko lépp ba mu baax jox leen ko ñu dem présenter plainte boobu section des recherches lan mooy am PV mooy ay question ak tontu question réponse lépp ñu bind ko ci ay PV fa la capitaine Touré ñëwee
li yàlla di def ñu daje capitaine boo xam ne dafa dëggu sell te du fen te du tàppale ñu bind PV bi yëpp laaj question laaj indi yóbbul ñëwal indi yóbbu ñëwal ñu yóbbante Adji Sarr ci docteur boo xam ne day def test bu leen fàtte ne Adji Sarr bi muy ñëw ci Ndeye Khady daf ko ne sax moom dafa ëmb ay bagage am lay jël si dem mu ne yaayam nangam moom dafa ëmb test grossesse la indaale mu ne Ndeye Khady ne ko na naan Coca-Cola day yàq biir Adji Sarr moo ñu wax lii mais bu ñu xoolee ci endroit ba kan moo fa am problème mu avorte kooku Ndeye Khady la guddal gàttal Adji Sarr ñu yóbbu ko ci ab docteur ñu ne dañ koy defal test parce que en tout cas nit buñ ko siifee dañ koy defal test maanaam dañuy docteur bi day xool njigéenam jël ay matériel dugal xool ndax kii séq na ak góor xool kañ la gëj a séq ak góor en tout cas li docteur bi def te mu gàtt te dinaa leen wax lu extraordinaire dama xam nit bu baax boo xam ne moom it docteur bi mooy docteur am fa laa mën a yem nag du ma yem fu sori du ma yegg fu sori xam naa sama nit ku baax koo xam ne moom it même docteur boobu mooy docteur am loolu daal laa am lu ma wax te mu leer donc bi ñu demee ci docteur bi bëgg a fabriquer docteur bi mu ko xoolee dafa ne kii sequl ak góor ça fait déjà quelques jours donc mu siif mënul am fii boo ne yow dañ la siif te bi ñu xoolee yow sa partie privée gis nañu ne amul benn frotté wante maanaam xam nga yaram dafa sensible ndax yaram bi sax boo ko wokkee am na machine yoo xam ne boo ko ci tegee da koy xam day xam ne jàpp bu dëgër sax boo ko jàppee doomu aadama yooyu yëpp da ciy leer bi ñu demee ñu def test yooyu yëpp dañu fekk ne fii amul dara loo xam ne jaar na fi dara dugg fi dara génnu fi daal maanaam leer na bu dee moom dañ koo siif xëy na je ne sais pas mais y a rien qui s'est passé ici amul dara loo xam ne niroo na ak semen maanaam dara luy génn ay liquide yuy jóge ci góor di dem ci jigéen wala dara wala rien dara amu fa donc loolu yëpp ñu indi ko leeral ko sur la table docteur bi jox leen résultat bi ñu paree ci résultat docteur bi ñu dem jëli résultat bële nga xam ne ci seen PV yi mbir bi daal di ñaaw moom mu trouvé ne que plan B tamit yàqu na mais problème bi leen dal PV bi dafa génn dat ci loxo journaliste d'investigateur bu xarañ Pape Alé Niang mu jël PV bi décortiquer ko pièce par pièce pour wane ne amul dara loo xam ne daf fi louche donc plan B tamit yàqu na ñu jaar ci plan C voilà nañu ne voilà PV bi c'est faux procureur Bassirou Gueye préparé leen beneen PV tappale dajale leen jël leen ci PV bi ay mbir jël fële ay mbir dajale problème bi ñu am ba léegi nag résultat docteur bi moom benn rek la mën a doon ndax génn na ba pare docteur bi ñu bëggee nëbb résultat bi sax moom génn na leeral docteur bi ci boppam génn na mu ne xaw ma lan lañ leen di jox ak luñ leen dul jox ci ay résultats waaye man lii laa trouvé donc loolu leer na fépp donc lépp leer na ci docteur bi génn leeral parce que xam na ne ay saay-saay lañu ils ont promis ma ne la jabaru docteur bi ñun jot nañu ay information yoo xam ne jabaru docteur bi sax woo nañ ko ñu ne ko léegi waxal sa jëkkër na def nii rek mu nga jox ñu compte bancaire am dina ci fekk nangam ci xaalis docteur bi ne araam du ko laal il est assermenté et il va passer directement à ses mots li mu wax te mu leer du ci dindi tarfatal ay ni donc imaginez Ndeye Khady ñu laaj ko ay question Ndeye Khady fa mu tegoon tànkam mu teg ko fa teggiwu ci tarfatal ay ni ñu laaj jëkkëru Ndeye Khady ay question teggiwul ci li muy wax tarfatal ay ni imaginez ci dëkk bu dëng bu mel ni Sénégal ci dëkk bu dëng bu mel ni Sénégal dëkk boo xam ne tey boo ci joxoon nit 1 million mu jaay ngoram ndax gis nañ ko fi gis nañ fi ay nit yu topp Macky Sall ci 50 millions wala 20 millions gis nañ ko gis nañu ay nit yoo xam ne jaay nañu seen ngor ci 1 million $1000 sax gis nañ ci ay nit yu jaay seen ngor Ndeye Khady ay trentaine de millions mu ne ngàcc duma ko def jëkkëram ay trentaine de millions mu ne ngàcc duma ko def ñoom ñëpp ñu taxaw ci benn dëgg bi loolu yàlla rek a ko man loolu nekkatul sax mbiru doomu aadama il faut même pas que ñu jël mbir mi
di ko teg léegi sax ci Ousmane Tounkara Ndeye Khady wala docteur Pape Alé Niang non lii mbiru yàlla la jaam ak pexeem yàlla ak dogalam ñoom li ñu pexe yépp ñu planifié ko yàlla ne leen yàlla moo ko wax ci alxuraanam mu ne doomu aadama mën ngaa jël say pexe yu bon yépp di ko pexe waaye man yàlla je sais tout et je sais la vérité yàlla moo ko waxal boppam léegi lan moo leen dal ba ñu demee def pexe yu ñaaw yépp indi ko sur place yàlla indi dëgg bi teg ko i xoolal dëgg boobu ndeysaan dëggu yàlla bi mi ngi ko teg sur place gouvernement ak ni dooleem toll police ak ni dooleem toll gendarmerie ak ni dooleem toll loolu yëpp ñu dajale ko dindiwuñu ci 1 centimètre am na leneen lu gën a neex ndax ba avocat bi génnee newoon nañu tëddee nañ ko 24 décembre tëddee nañ ko 31 décembre te dafa biir nañu xaar doom ji léegi mu judd tey ñu ngi ci combien bu ma juumul ñu ngi ci 28 septembre 28 septembre la ñu ne xam nga lan moo fi judd dictateur rek a fi judd mooy Macky Sall mooy gën naa rakkaaju léegi ku sëkkat sax mu jàpp la man moom dans mon cas comme jàpp nañu mënuñ ci dara jàpp nañu ci Ousmane Sonko mënuñ ci dara man moom nee nañu léegi négociation moo des ndaw bakk ngeen xaw ma njaag xaw ma je ne sais pas le mot wolof nee nañu seen pexe yëpp jeex na ci man léegi dañuy négocier négociation nee nañu dañuy négocier ak Ousmane Tounkara ñëpp la ñu yónni nag dinaa leen wax lii ils ont envoyé toutes sortes de sorciers façon doomu aadama bu nekk nag yónni nañ ndax man sama téléphone bi ku ko woo dinaa ko jël boo ma wooyee 3 heures du matin je vais te prendre au téléphone ku ma woo nag dinaa la jël nee nañu négociation moo leen dese waaye dama leen di wax rek loolu peine perdue la il faut ngeen comprendre dara ci man loolu c'est peine perdue parce que lenn am na te bëgg naa sénégalais yi xam ko te bëgg naa yéen ngeen xam ko d'abord yéen négociateurs yi man moomuma sama bopp ça n'appartient plus à Ousmane Tounkara c'est devenu public j'appartiens aux Sénégalais allez négocier avec les Sénégalais dem leen ngeen négocier ak Sénégalais yi man moomatuma sama bopp fii amul dara loo xam ne man maa ko moomati benn genn wàll gi sama njaboota ko moom beneen genn wàll gi Sénégal a ko moom donc je pense que boo leen bëggee négociation bu gaaw négocier leen ak Sénégalais yi et c'est ma même parole toujours ma wax leen ko nee naa Ousmane Tounkara lépp loo am xam ne am naa pour wax ko ci kaw toile laa ko waxee waxuweewu ma ko sous la table je l'ai dit sur la toile donc boo leen demee ci kaw di ngeen gis li Ousmane Tounkara di dénoncer boo leen ko déggee tontu leen ko amul problème indi leen sax seeni ay saagakat ñu saaga ko amul benn problème mais quant à négociation ak Ousmane Tounkara peine perdue loolu moom wax bu yàqu la boo leen ko jéemoon y a 4 ans de cela doo leen ci am ndam mais ci ngeen ëpp chance mais guddi yi ñu toll la nga xam ne sénégalais yi ñoo ko moom man sénégalais yi ñoo ma moom j'appartiens aux sénégalais amul dara loo xam ne mën naa koo négocier ak kenn loo moomul mënoo koo négocier ça ne m'appartient plus li dal sama turandoo moo ma dal xam nga doomu aadama mbëggeel li ñuy ne amul prix amul condition saa boo dajeeg nit rek mu ne la bëgg naa la à condition ne ko maa ngi ñëw gàddul say bagage te daw mbëggeel amul condition et mon amour pour les Sénégalais est immesurable maanaam kenn mënu koo mesurer kenn mënu koo peser donc foofu mënta am ay négociation amul benn doomu aadama boo xam ne ci àdduna bi man am naa maqaama pour toog ak yow di négocier kii nga xam ne moom mooy Ousmane Tounkara parce que Ousmane Tounkara sénégalais yi ñoo ko moom il appartient aux Sénégalais donc moomatul boppam bay négocier ak nit c'est pas possible ce n'est plus possible bokk pour muy leer donc beneen cas bi nga xam ne moom mooy li war a leer tey mooy les Sénégalais y a pas eu de viol dans le salon de Ndeye Khady Ndiaye man Ousmane Tounkara man naa leen garantiral loolu
te yàlla xam na ko te firnde yépp wane na lool y a jamais eu de viol entre Ousmane Sonko et Adji Sarr de toute façon amul sax wéetoo bu yàgg seen diggante donc amul dara loo xam ne xew na fa Adji Sarr ëmbul parce que Adji Sarr du am doom parce que masta ëmb Adji Sarr nit ku ëmbul manta am doom Adji Sarr ci cabinet rek la mën a dem génnee la mu lekkoon démb waaye manta wasin ab doom Adji Sarr manta wasin ay doom yi mu mën a wasin rek mooy xam nga boo wonnee madd noonu nga dem ci toilette mu génn mën na ko faa wasin c'est tout ay doom yooyu mooy xooxu madd yi loolu la Adji Sarr mën a am comme doom mais Adji Sarr manta am doom c'est pas possible parce que ëmbul nit ku ëmbul nekk ci salon mu leer adduna bi yëpp génnee firnde ne lii leer na amul benn ëmb boo xam ne xëj na fi ngeen jàpp passeportu jàmbur Ousmane Sonko aujourd'hui c'est l'homme le plus important de l'Afrique du ma wax Sénégal jéggi na ay waxu Sénégal ndax boo demee Ivoirien yaa ngi wax ak moom yaa ngi wax ci moom Togolais yaa ngi wax ci moom Burkinabé yaa ngi wax ci moom amul benn doomu Afrique man je rencontre des Africains de toute nationalité chaque jour nag bari naa xame waaye toujours benn kàddu bi la ñuy yëkkati mooy Ousmane Sonko xam ngeen lan moo jëlee Macky Sall Sénégal indi ko Nations Unies bu Amérique ak mettit bi ko dal yëpp nee na dafa ñëw yaayoo xeex le droit des femmes il faut ngeen xam conceptu Macky Sall quand il a fabriqué la loi Ousmane Sonko et il a essayé de faire tomber Ousmane Sonko il a échoué ba léegi mi ngi ciy dox parce que mi ngi bëgg a tenter l'opinion internationale sur Ousmane Sonko xam nga ñaata article la Macky Sall jënd def ko ci journaux mondiaux yi ci affaire Ousmane Sonko vous connaissez combien d'articles il a acheté des milliers d'articles boo tapé tey turu Ousmane Sonko tu vas trouver Ousmane Sonko viol dans au moins 100 articles boo xam ne benn bu nekk niroowul ak sa morom. Vous saviez quand moi on m'interrogeait à la justice j'ai fait 4 heures de temps 4 heures d'interrogation laa def ak juge bi 10 heures du matin laa ñëwoon 11 heures ñu jël break ma ñëwaat midi 1 heure 2 heures 5 heures d'interrogation laa def 5 heures d'interrogation lañ ma interroger te bu ma leen waxee amul benn yoon boo xam ne laaj nañ ma lu jëm ci man bu ñu indee document bi buñ ko ubbee ñu commencé lire affaire Ousmane Sonko ak Adji Sarr bu ñu indee beneen document Macky Sall dinaa la wax dara ñun leeral nañu affaire Ousmane Sonko ak Adji Sarr ba ñu leeral loi bi nga xam ne da nga ko passé ba ñu leeral complot bi ba ma tëral juge américain bi ci boppam ni complot bi tëddee te juge américain bi ma ko waxee complot bi ni mu tëddee dafa yëngal boppam mu ne shame on him maanaam Macky Sall gàcceel na Sénégalais maanaam shame on him mu ne a president did this ma ne ko yes mu ne shame on him pour yéen ñi ko xam Macky Sall dellool passeport Ousmane Sonko te ñu koy ñaan pour mu bañ a indi benn problème jëlal passeport doomu jàmbur boobu nga déglu ko nga delloo ko maa ngi jël 3 junni ak 2 téeméeru sénégalais yi ñuy déglu ci Facebook ak ñi ñuy déglu ci YouTube ak ñi ñuy déglu à travers le monde ñu ngi leen di jël seede amul benn kaddu bu tegginewul boo xam ne yëkkati nañ ko fi tey teg ko Macky Sall dellool passeport Ousmane Sonko xëy na mën na laa jural jàmm mais jàpp passeport Ousmane Sonko c'est un délit international parce que passeport nga wax passe au port maanaam dafa war a voyager au niveau international nga jàpp passeport am ñaanu la visa ñaanu la passe ñaanu la autorisation liggéeyalu la Macky Sall jëlal passeport Ousmane Sonko nga delloo ko ci loxoom nga teg ko ci loxoom ci fukki minute ak ñaar yi ma dese ndax sama xarit Pape Alé Niang mi ngi waaj a ñëw live
à 14h heure de New York defe naa mooy 18h heure de Dakar te bugguma laal 1 centime 1 seconde ci heure am ndax ce qu'il dit c'est très important pour le Sénégal. Macky Sall jëlal passeport Ousmane Sonko mu sell mi nga delloo ko du pour dara ma solal la yére bu weex Ousmane Sonko nii la setee ci société baaraam loxoom taqul deret du sàcc du fen du njaaloo du wax lu dul dëgg du tooñ humilité impeccable et il est constant lim ñu waxoon démb moom la ñuy wax ba léegi malgré sama yenn xarit yi bu ñu meree yenn saay dañuy fippu et c'est normal te may ñaan sénégalais yi aussi de passage rek ngeen comprendre sama frère Abdou Karim Gueye c'est notre frère doom ak pap doom ak yaay yenn saay da ngay sa cofeel day yegg foo xam ne ci doomu aadama day indi ay fiiraange te ci biir fiiraange yooyu yenn saay ay kaddu dinañ ko jibal mais kaddu yooyu vraiment amul dara loo xam ne lu ñaaw dañ ko cee yëkkati dañ ko cee préparé jéggal leen suñu frère Abdou Karim Gueye moi je l'aime je l'adore c'est un jeune que j'aime beaucoup jéggal leen ko bu leen utiliser Abdou Karim Gueye contre diversion jeune patriote yi nag tamit bëgguñu ko laal Sonko problème bi ma am mooy dama yor sama benn frère boo xam ne dafa bëgg Ousmane Sonko cofeelam ndeysaan ci Ousmane Sonko moo bari ba yenn saa yi muy mel ni attaque personnelle parce que daf ci acharné wu boo bëggee nit noonu la est-ce que seetlu nga tey jigéen bi nga bëgg sa jabar da nga koy fiire man sama jabar on est en 20 ans de mariage yenn saa yi bu génnee dem ci supermarché sax bu defee 20 minutes mais foo nekk yow koo àndal ah voilà yooyu laay def loolu yëpp ci amour la donc affaire Abdou Karim Gueye ak Ousmane Sonko man amour laa ko jàppewuma ko dara lu dul mbëggeel te may ñaan sénégalais yi rek ngeen bañ a comprendre ngeen bañ a jóg di xeex ak moom c'est notre frère xam nga sa frère bu amee jafe-jafe man ngaa wax ak moom nag comme ni ngeen di def nii nañu wax mais buñ ko xam nga jarul yaa defoon yaa ñaanoon yaa indi woon yaa defoon doomu aadama bu ne defal nga nit lu baax te yàlla rek tax nit tamit defal na la lu baax Abdou Karim Gueye a apporté quelque chose et peut-être aussi il a fait des erreurs voilà ñun li ñu am rek pour wax mooy nañu continuer xeexal kii nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko te li may wax nit ñi la toujours je ne suis pas un membre de Pastef je suis un citoyen sénégalais man sénégalais laa sénégalais bu bañ injustice parce que l'injustice sur une personne c'est l'injustice sur le monde entier il faut nit ñi xam lool boo indee jubadi ci kaw Ousmane Sonko dafa mel ni nga indi jubadi ci kaw àdduna bi yëpp boo tagalee Ousmane Sonko injustice tu es injuste sur tout le monde entier may profité waale ci lii rek di jéggalu sama xarit yi nul n'est parfait dañuy continuer def ko ci jour yu sell yi passé parce que xam naa ne ci biir waxtaan yi du ñàkk yenn saay ma dal ci sama kaw xarit yi ku mel ni Akhenaton ak ñeneen yenn saay ma dal seen kaw parce que tout simplement combat bi c'est pas personnel ñoom tamit yenn saay ñu dal sama kaw et je le comprends maanaam da ngay joxe nga jël donc nañu ñaan yàlla rek ñu ngeen jéggal ma may jéggalu ñëpp maa ngi leen di jéggalu on n'est pas parfait hein parce que dee du tàggoo man naa fee génn léegi faatu donc bëgguma dee ak bàkkaar yéen ñi may déglu yëpp bëgg naa ngeen jottali ko ñi ma déggul maa ngi jéggalu ñëpp nag parce que erreur doomu aadama daf koy def et l'erreur est humaine on n'est pas parfait waaye bëgg naa Adji Sarr nga gore xam naa ne yaa ngi may déglu yaa ngi seetaan goreel nga wax ak sénégalais yi nga jéggalu leen nga ne leen lii yëpp politique la boo xam ne dañ la cee dugaloon parce que ñi la dugal ci politique bi faalewuñu ma man faalewuñu keneen seen bopp rek lañ fi nekk ndax Macky Sall firndeel na ko barki dem ba gis ngeen ko ba mu gàddoo doomam bi ko neex ci xolam ñemewul dem ci benn marché Sénégal ne day dem defi ay achat fii sax ba muy dem 50 garde corps yóbbaale na ko ak ay mbër dugg ci benn supermarché ñu tëjal ko buntu yi mu dem di gàddu ay pomme ka teg voilà di gàddu ay orange ka teg gëmul Sénégal
ñaan naa leen maa ngi leen di ñaan Ousmane Sonko Adji Sarr nga génn nga wax ak sénégalais yi nga wax leen dëgg. Adji Sarr sa frère Ousmane Tounkara kii du sa ennemi bi de kii sa frère bi mooy wax ak yow génnal nga dem nga wax dëgg sénégalais yi. Il faut dire la vérité. Il n'est jamais trop tard de dire la vérité parce que yàlla ku dëggu la bëgg boo génnoon nga wax dëgg tey sénégalais yi man sénégalais yii ma xam nii ak loo def nu mu mën a garaaw danañ la ko jéggal parce que d'abord avant tout ay nit lañu on est des êtres humains te xam nañu ne nul n'est parfait crime yu gën a passé ce crime yi jaar na fi mais génnal nga dem jéggalu sénégalais yi doom rak jarbaat xarit génnal nga dem jéggalu sénégalais yi nga wax leen dëgg rek mooy mujj saay yi nga àndal gëmuñu la man xam naa leen je les connais longtemps gëmuñu kenn dañuy jënd rek xaalis bu araam lañu yor rek di ko distribuer ku ñu mën a jënd ñu jënd sa ngor jaar ci keneen ku ñu mën a jënd sa ngor jàll ci keneen ku ñu mën a jënd sa ngor jàll ci keneen mais nag comme ni ko suñu kilifa yu baax yi daan waxee ngor amul njëkk ku ñu jënd sa ngor dafa fekk amoo ko woon. Adji Sarr delluwaatal sa xel ba pare ngeen jël passeportu jàmbur bi ngeen delloo ko Seydina Ousmane mu sell mi gis naa fi sama rakk seeni gis fi sama rakk yu baax yi ñoom nu mu tuddati beaucoup de vous ku tudd Dioum Omar Diallo ñoom Badara Sow je vous ai vu maa ngi leen di gis yéen ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm liggéey bi ngeen di def ci Sénégal dafa jàggi dayoo suñu frère Ousmane Diagne tamit tey gis naa mu def post ne mi ngi dem wuyu ji la cybercriminalité parce que Macky Sall léegi ku ne Macky Sall sax ci Sénégal dañ lay ubbil cas ne la cybercriminalité yóbbu la ne la dañ lay enquête donc ñu ñaan rek ngeen bàyyi frère boobu mu ñibbi bàyyi leen kilifa mu yaanaamaar mu ñibbi këram ngeen bàyyi Simon mu ñibbi c'est des bons citoyens c'est des citoyens qui se sont battus pour le Sénégal pendant des années te ngeen jël Bougazeli dugal ci kaso bi parce que Bougazeli ay autorités sénégalais ñoo ko jàpp mu nekk ci banditisme ngeen bàyyi ko muy tambambalu ci tali Dakar yi nee na moom sax day nekk maire Bougazeli il faut ngeen arrêter sa banditisme l'équipe de 1 million marche sénégalais jël leen benn jour ngeen jox leen njukkal fàtte leen Tounkara y a des personnes derrière Tounkara cette personne de Tounkara image bi ngeen di gis la ndax la ñu daloon ca njëlbeen moom la ñu doon bañ mu dalaat ñu donc cette fois-ci tout le monde travaille dans l'ombre parce que bëgguñu kenn corrompre kenn li tax 1 million marche doo leen gis benn kanam gii rek ngeen di gis je suis le communicateur mais y a des personnes yu xarañ yu nekk ci suuf un petit merci pour eux merci à vous et bravo parce que liggéey bu jaggi dayoo bii ngeen di gis ñu koy def ñoom ñoo ko def amuñu nag ay faux comptes on a 70 comptes 1 million marche Espagne 1 million marche France 1 million marche Sénégal 1 million marche l'Istanbul 1 million marche fii ak fële on a 70 pages et plus de 10 millions de followers ndax jàmbaar yooyu seen liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal di leen remercier di leen ne combat bi day soog a tàmbali kat ku yaakaar ne combat bi Macky Sall danañ ko may dara dangaa juum Macky Sall du am dara Sénégal wallahi danañu xeex ak yow ba dugg boîte vocale il faut le savoir boo yaakaaree ne dagg nga baatu benn sénégalais xamal ne y a 1000 d'autres sénégalais qui sont nés boo yaakaaree ne dagg nga baatu 1000 xamal ne y a 10 000 qui sont nés les sénégalais sont déterminés pour te dégager xaw ma monsieur le président laa la mën a wooye xaw ma monsieur le délinquant xamatuma tur bu ma la war a jox mais je vais te dire une chose les sénégalais sont déterminés. déglu leen waa ji marché États-Unis voilà lii de ngay def moom lu baax la jënd fruit médecin yi nee nañ fruit moom baax na ci wér gu yaram waaye nag Sall Ngaari Lam Tooro man daal dafa am benn question bu ma lay laaj lii nga def ci États-Unis lu tax defoo ko ci sa dëkk fii ci Sénégal moo ne fii day am na ay supermarché yu rëy moo ne fii day am na ay marché tamit am na ñu fiy jaay fruit wala boog daa fekk ni États-Unis moo gën a yomb waaw wax nga dëgg ndax nag sunu Sénégal gii ñu ne lépp fi yokk
fruits yi dañoo yokk ceeb gi yokk dawlin gi yokk meew bi yokk suukar si yokk gaz gi yokk lépp a yokk waa Sall Ngaari Lamtoro ba fàtte woon ni rek Sénégal métti na loolu ba am na ñoo xamante ni bu ñu ndekkee duñu añ bu ñu añee duñu reer waaye tamit Sall Ngaari Lamtoro fruits yi daal bakk ne na waaye nag ñu lay fàttali rek ni la sa dëkk bii di Sénégal metti na loolu ndaw ñi soxla nañu liggéey mag ñaa ngi jooy jigéen ñaa ngi jaaxle ngal la Sall Ngaari Lamtoro boo jugee ci États-Unis boobu nga nekk boo ñëwee ay waay ngir yàlla gestul askan bi xam ni Sénégal tar na lool mu fàttali la rek déglul vidéo bii ma lay jox. dëkk bi doxul man maay léegi 44 ans 49 ans manuma am jabar manuma am néeg manuma am dara mais c'est normal ñu marche tooñuñu kenn tooñuñu dara dañuy marche ñu ñuy tere suñu marche lu tax loolu en France da ngay gis policiers yi ànd ak civil yi di marche loolu mooy yoon kenn tooju fi xeer kenn tooju fi oto kenn sànniwul xeer man mi di wax ak yow mi ndekkiwuma añuma ñoom laay àndal guddeeg bëccëg dañuy marche tooñuñu defuñu dara man am naa 49 ans aw ma salaire maa ngi nii xale bu ndaw aw ma salaire aw ma dépense aw ma dara maa ngi nii ñun nag dañ sonn dañu marche nii. allahu akbar xam nga vidéo bi ku ko dégg rek sa yaram war naa daw Macky Sall bu sa yaram dawul ci vidéo bii xamatuma lu ma lay wax la seule chose que je peux te dire mooy sénégalais yi sonn sénégalais yi tàyyi nanu sénégalais yi ñu ngi ci ay jafe-jafe profito waale ci rek laaj la ne la bàyyil caat amin bàyyil Simon nga bàyyi kii di aussi kilifa Y'en a marre ma tegal leen musique bi ci laa leen di tàggatoo nag